Delafosse boobu moo waxoon ne il nous faut des intermédiaires dafa waxoon ne ñun tubaab yi noo ngi dem waaye nag wareef la ci ñun ñu am ay intermédiaires appartenant au milieu indigène par leurs origines waaye nag appartenant au milieu européen par leur éducation ñoom intermédiaires intermédiaires yi la Delafosse doon wax taxañ ko ba mu baax ñu dugal ci tiroir ya sànni ko pare nañ fii ngay déggee nag marionnétisation moo tax ñu ne ñoom qui ne sont que nos marionnettes ci geneen kilifa gu bokk ci ñoom ndax boo xoolee le 7 mars 1817 wéy leen di abonné ci suñu chaîne bi di Fafa TV ngir ngeen mën a jot suñuy vidéo yu bees yi. Mes très chers amis téléspectateurs qui nous regardent à travers Fafa TV, la chaîne que vous avez choisie pour vous enseigner et vous informer, recevez nos salutations de paix, de bénédiction et de miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Permettez-moi d'abord de rendre grâce à Allah pour nous avoir gratifiés de ses innombrables bienfaits. Nous lui demandons de prier sur le dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivent sa sunna ila yawmiddin. C'est toujours un honneur d'être avec Al-Imam Alioune Badara Ndao pour vous présenter, n'est-ce pas donc, notre émission sur la charte de l'impérialisme. Alors, en guise de rappel, la charte de l'impérialisme est une sorte de constitution de 28 articles et qu'il s'agirait d'une convention entre les puissances occidentales afin de piller, d'exploiter les ressources, n'est-ce pas donc, des pays du tiers-monde. Alors, notre dernier épisode, n'est-ce pas donc, c'est exclusivement réservé sur l'article 2 où notre consultant Al-Imam était largement revenu, n'est-ce pas, sur la question à savoir qu'est-ce qu'un pays du tiers-monde, mais aussi et surtout, c'est quoi un État souverain et indépendant. Mes très chers amis téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons vous présenter notre 3e épisode, n'est-ce pas, qui coïncide donc avec l'article qui stipule en ces termes. Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous qui l'exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Mbokku jullit yi xam ngeen ni saa su nekk dañuy am mbégte jàkkaarloowaat ak yéen war leen présenter suñu émission bi nga xam ni moom mooy série bi nga xam ni moom mooy la charte de l'impérialisme ñu si ànd ak toujours suñu consultant al imam Alioune Badara Ndao di ko ñaanal suñu borom subhanahu wa ta'ala sàmm ko aar ko te barkeel ko. Comme niñ leen ko waxee rek tey ñu ngi ñëw ci suñu ñetteeli épisode xam naa ba lañ si tàbbi rek dañuy dalal al imam mu dugg si jotaay bi mu nuyoo ak mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan ñuy soog a tàmbali al imam bismillah. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa rahima wa baraka ala ashrafil mursalin nabiyina al mabuusi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu ci kàddu gi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ak fu ngeen mën a nekk ci biir réew mi ak biti réew mi di ñaanal way tawat yi yal na suñ borom saafara leen ñi nga xam ne itam ñoo nekk ci ay xat-xat yal na suñ borom yërale leen comme niñ koy ñaanee jamono bu ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci tukki wuti yal na suñ borom subhanahu wa taala jotale leen ca la leen taxoon a jóg bu ñibbi siwaat ci seen i njaboot ànd ak màng mboolem réeroo yi nekkoon ci diggante doomu aadama yi yal na ko suñ borom subhanahu wa taala wutal solution ci nam gën a gaawee kon suñ Bàmba ñu ngi lay delloowaat kàddu gi. jazakumullahu xayran al imam comme niñ ko waxee léegi. tey ñu ngi suñu ñetteeli épisode bi nga xam ne moom mooy tombeek ak ñetteelu article bi. comme niñ ko waxee léegi ñu ngi koy fàttali léegi téléspectateurs yi mooy li nga xam ne moom mooy charte impérialisme. maanaam genre constitution la boo xam ne 28 articles la. waaye ci 28 articles yooyu al imam dafa mel ni yaa ngi ñu ko doon leeral si suñu émission bu njëkk 28 articles yooyu dafa mel ni dañ ko tënk si juróom-ñaari chapitre. waaw te ba léegi
ñu ngi ci suñu chapitre toujours bu njëkk waaye surtout ñu ngi ci suñu ñetteelu article suñu ñetteelu article bi tey dafay wax naan tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous qui l'exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Exactement. Imam xam naa li ñuy def rek mooy dañ lay bàyyi nga liiraat li nga xam ne moom mooy article bi nga defal ñu ci ay commentaires incha allah. jërëjëf sëñ Bamba article la bu jara taxaw def ci ay njàngat boo ko xoolee it da ngay mën a jàkkaarloog moom lii mu wax nii. waaw ni tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous maanaam loolu mooy mboolem sunu nguur yi fii ci Afrique gi nga xam ne ñooy Afrique occidentale française ak ñim bokkal baatub le tiers-monde les pays du tiers-monde charte bi day saxal ne nguur gi du soqeekoo ci xeet yi peuple yi waaye ca ñoom lay soqeekoo. Imaam nga baal ñu. bu ñu seetloo pourtant dafa mel ni maanaam ñun dinañ def ay élections suñu nguur yi dinañ organiser ay élections. dinañu wutal ay carte électeur organiser ay élections ba am ku ñu fal. kon buñ ne pouvoir bi jógewul fii fële la jóge dinañu xaw a jaaxal de. waaw loolu nag day laaj sëñ Bamba njàngat. ñoom liñ wax. lu ñu xam la. dëgg la ndax boo xoolee misaalum Sénégal li nu fiy tuddee doxalinu réew njiitu réew wolof di ko wax léegoo léeg nguur xam naa nguur moom dañ ko xas miin ca baatu njëkk yi rek waaye jëmmi baatu nguur ak boppam sax mooy njëkk a dem yoonam dafa bokk ci sarti nga mën a nekk njiitu réew ci Sénégal gi mooy nga génn Afrique complètement làmmiñ yi fi nekk yëpp nga wan leen gannaaw daw ba tugal ci réew ma ñuy tuddee France nga ngéeju ci seenu làmmiñ ñu formé la ca ba nga dégg ko lool culture ba itam topp la ngay door a mën a nekk njiitu réew yaakaar naa loolu rek buñ ci yemoon doy na. dëgg la boo xoolee ku mel ni benn xilaatkat buñ doon tuddee de la fosse. effectivement de la fosse. ci xilaat dafa mel ni moom lañ tuddee lycée bi ci Dakar te mu nekk Maurice de la Fosse. moom kay xam naa tur yooyu sax bu soobee yàlla mën naa am bis danañ ci ñëwaat seet sunu waa dëgg-dëgg ndax dafa jot. de la Fosse boobu moo waxoon ne il nous faut des intermédiaires dafa waxoon ne ñun tubaab yi noo ngi dem waaye nag wareef la ci ñun ñu am ay intermédiaires appartenant aux milieux indigènes par leurs origines ay intermédiaires yoo xam ne ci ñun maanaam dëgg la ca seen milieu origine fa lañ bokk ndax ay Sàmba la ñuy doon ak i Moodo ki Abdu kon par leurs origines ci seen milieu origine lañ la maanaam ci seen milieu indigène lañ bokk maanaam ci seen milieu cosaan fa lañ bokk ndax Abdu gaag Sàmba gaag Moodo gaag nangam waaye nag appartenant au milieu européen par leur éducation buñ demee nag ba ca njàng ma ak yar ba moom bokkatuñ ca ñoom Sàmba gaa leen ca boole waaye yar ba moom bokkut kon éducation ba nee na ci ñun sunu milieu européen fa lañ koy façonné fa la ñuy façonné la leen di yar defar leen togg leen mu mel ni dañ ko laaj ne ko waaw de la Fosse loolu moom dana doy waar di
ca ñoom la ñuy bokk ci xeesaay baag ñuulaay baag nangam ak nangam waaye yar ba moom yéen a koy defal seen bopp mu ne waaw pour faire comprendre aux gens du pays et pour leur faire adopter cette civilisation étrangère mu ne loolu li ci suñu jubluwaay ñun kilifa yi maanaam boo waxee ñun kilifa yi nag mooy ñoom tubaab yi ñooñi ñoom lañ fay bàyyi pour ñuy xamal waa réew ma liñ bëgg maanaam ñoom tubaab yi liñ bëgg ak seen jëmuwaay waaye it pour ñuy gax waa réew ma ci civilisation bii nga xam ne gane si na leen civilisation étrangère mooy civilisation xayim yi nga xam ne gan la fa ñoom kon gis nga fii Maurice Delafosse wax na fi ñaari wax yu doy war gannaaw bu mu waxee ne ci ñun lañ bokk ci seen xeet ak seen cosaan waaye ca ñoom lañ bokk ci seen éducation benn ñaareel bi it mu wane lu tax ñu yar leen ñoom ci seenub yar mu ne mooy benn ba dafa am ñoom tubaab yi luñ bëgg ñu xam ko ñun ñoo ñii di intermédiaires yi ñooy ñëw di ñu xamal la suñ sangi tubaab yi bëgg waaye it suñ ñu ko jàngalee ba noppi nag ñoo ñuy xamal ne suñu sangi tubaab ya kat dañoo bëgg ngeen adopté lii ñu leen jàngal muy civilisation étrangère bi bàyyi seen yu maam yaag yu seen bàyyi ya voilà loolu moom ngay njëkk a xam muy waxu Maurice Delafosse boobu door a raam nag ñëw ci article 3 bi ci la charte de l'impérialisme. Effectivement imam mu mel ni wax dëgg yàlla waxu Maurice Delafosse bi nga wax lii buñ ko déggee moom waaw day tax sax ñu gën a comprendre lii nga xam ne moom mooy article 3 bi kon xam naa dañ lay bàyyi nga dugg ci article bi defal ñu si ay jàngat léegi Bamba bala ñoo ñëw ci article bi danaa ñëwaat tuuti ci geneen kilifa gu bokk ci ñoom kon ndax boo xoolee le 7 mars 1817 bi ñu yebalee tubaab bu ndaw boobee nekkoon xale lu góor bu ñu doon tuddee gendarme ma waxaat année at mi 1817 bi mu ñëwee ca Ndar dal fa ñu ubbil ko fa première école publique de l'Afrique noire d'expression française soo ko de njëlbeenu daara yoo xam ne wax jan fay wax waxinu tubaab lay doon moom lañ fay jàngale biñ ko sampee ba noppi dañoo jël système d'enseignement ba et mooy bii nga xam ne nag tey moom lañ doon ne ci sunu passé colonial moo fi nekk ba tey sëñ Bamba moo leen jàngale yéen ñi ci lu wér dañoo jël làmmiñu tubaab ba Maurice waxoon imposé ko waa réew mi sama doom bu jàngee ndeysaan maanaam bu jàngee waxu wolof sa doom jàng waxi wolof ci këram kii jàng soninke ba ñun am ñaari at ku ci am ñetti at ñu ne moom day fi mu ne muy wax soxlaam mën nañoo wax waaye suñ demee di dem ba atum juróom-ñaareel ñu yóbbu leen l'école tubaab la Maurice waxoon day ñëwaat dañ leen di yóbbuwaat comme gune guy door a jàng wax boo déggee ñu ne dugg na école mooy ma ngay jàngi wax maanaam wàññi nañ ci dundam juróomi at yoo xam ne neen na du loolu rek a neen de danañ wàññiwaat ci dundam juróom benni at plus juróomi at yële ndax mënoon naa wax ba mu amee ñaari at kon bu demee ba am juróom-ñaari at ñu koy jàngalaat wax mu commencé njàngum wax dundam ñaataa ci wàññeeku juróomi at ndax mi fi mu ne wàññi nañ ko juróomi at ñu bëgg faa téyewaat nag juróom benni at mu door a wuti certificat boo ko boole ñaata at la fukki at ak benn yoo xam ne retardé nañ ko xale bi fi mu ne day jàng wax loolu mënoon na ci nekk ab ingénieur buñ ko yóbboon ci tëgg ga jàngal ko weñ fi mu ne nii ingénieur la buñ ko yóbboon ci lawbe ga muy menuiserie ga jàngal ko fa yett
ingénieur la fi mu ne buñ ko joxoon maçon bële fi mu ne nii ponkalum ingénieur lay doon waaw borom xam-xam bu mag lay doon ci wàllu bâtiment mais juróom fukki at yooyu benn yëpp zéro ma ñëwaat nag foofu tuuti sëñ Bamba pour rek préparer sa laaj bi ñu laajee Charton ci seen maanaam ci sunu kilifa yooyu it wàkk ci tubaab yi la Charton xam naa boo ko laajoon sëñ mag ñi daal ma kuy Charton ak lu ñu booleeg moom ci lu wér kay biñ ne ko waaw Charton yéen moom li ngeen ñu def métti na di lu ngeen koy justifié suñu doom ji waxoon na wolof ji ba mu amee ñaari at dem ba am juróom benn at ngeen bëgg ko jàngaloo ji waat beneen wax loolu moom luy sabab bi Charton mu ne waaw ndax bi ñu ñëwee ci seen réew yi xool leen yéen colonie d'Afrique noire dañoo gis ne amu leen langue de civilisation lii saaga la bu mag kay amu leen langue de civilisation inspiratrice de culture et d'éducation amu leen làmmiñ woo xam ne ëmb na am xay mooy civilisation wu leen mën a waxyu caada akub yar te woo kat làmmiñu arab yi fekk nañ ko fi ñu ci doon jàngal sunu maam Matadiya depuis 1048 ba 1817 Charton ñëw ne lañ doon yaree seen maam yaak seen baay ya daal gisuñ ca am caada gisuñ ca am xay doonul làmmiñ woo xam ne guñ war a mën a defaree doomu aadama la te doo làmmiñ woowu ci lañ defaroon rasulullah sallallahu alayhi wa sallam saaga askan wi fii la mën a yem ñu nangu ko nag mën naa xam sax ne nangu nañ ko par ñàkk pexe sëñ Bamba ndax jamono yooyu ñoom dañoo ñëw andiwaale seen sawara dugal ko ci ay canaux ku bañ ñu taal sa daara sax njaboot bañ ñu éliminer leen boobu métti woon na waaye teewul mag ñi ñoom lankoon nañ bañ nañ ñu lakk ci daara yu bëri loolu moom mën nañ wax ne noteel la ñàkk pexe la woon li kenn mënta comprendre kay mooy bi ñu ñëwee nag ba tey jii ñu am l'indépendance te ba tey jii amaguñ sañ-sañu jàng ci suñ làkki réew yar sunuy doom yaral leen sunu bopp ci sunuy ngëm ak sunuy pas-pas ak sunuy valeur ba tey jii amaguñ sañ-sañ bi Charton la mu waxoon de lii la injustice fii la mën a yem ci lu wér injustice googu nag moom la article 3 bi sëñ Bamba ndëxëñ di wax ne tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous pouvoir yi nekk ci seen réew yooyu ñu tuddee pays du tiers-monde fi ñun lay soqe ko ñun tugal waaye du fi yéen ak seen i maam kon yaakaar naan am fay soqe ko leer na kay de la Fosse wax na ko muy éducation ba Charton wax na ko leeral na ko nee na fekkut ci ñun am xay akub caada bu ñu war a mën a yaree doomu aadama defar ko ci ñu yar ñu nag ci seen xay ak seen caada ak seen làmmiñ kon kay boole nañ ñu ci seen bopp ca milieu européen ba pare ñu ngi nekk Sénégal te fekk ñu ngi fii ci Sénégal léegi nag yar booba ñu andil ca lañ fabriqué ab pouvoir demaat ba tugal ñu kuppati ca ñoom lañ yoroon ca tubaab yo doon ko tuddee constitution kuppati ca kole ñëw sëppal ñu ci sunu réew mi nañu jaar leen ci lu tax ñu ne ca la seen baay France jaar constitution bi na ngeen ci jaar respecté leen ko ba tey jii ci constitution boobu la ñuy jaar moo tax mu ne kon pouvoir bi ci ñoom lay soqi ko xam naa ne sax gravité yi dëgg dana ñëw ci yeneen article li ci yéeme nag mooy qui l'exerçons par la pression surtout loolu moom xam nga ne moo fi nekk ci wér mu ne ñun seeni maami tubaab ñooy doxal nguur ga nekk ci seen réew ya par la pression
ci kaw bundu xataal ak noteel mu neex leen mu fi am mu naqari leen mu fi am wane na ko moom ngóor soosu di tubaab wane na ko ak ñii nga xam ne ñooy seen intermédiaires yi wane nañ ko ñoom itam ndax bul fàtte Bamba 1959 bi ñuy préparé pour am l'indépendance booba suñu mag ñi fi nekkoon génération booba tombé woon nag ay bañkat bokkoon na ca bañkat yooya Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma bokkoon na ca bañkat yooya ñu tudd ci rek parce que dañuy tudd rek ci misaal waaye ñeneen a nga fa woon bokkoon na ca ku mel ni El Hadj Ibrahima Niass mi ci Kaolack moo nekkoon seen secrétaire général bokkoon na ca ku mel ni ka nekkoon fële Ndakaaru muy Serigne Seydi Nourou Tall moom sax moo jiite woon liggéey bi ñooña ba leen Mouhamadou Dia avertiré ne leen am na luy xew si de mooy ñu ngi leen di bëgg a andil constitution te ci la sartu réew mi dox waajal leen ko fañ ko bëgg a tabax buñ ko fa tabaxee Sénégal danañ gaaw a moom seen maanaam danañ yéex a moom seen bopp mu nga ko mag ñi ne kon nan gaaw créer li ñuy tuddee conseil supérieur islamique mi al majlis ala li sunni l'islamiyya tabax ko daal di bind ay tawat yóbbu ko à l'Assemblée nationale ne leen nag lii nu bëgg dégg ne moom ngeen bëgg a wax ci réew mi muy constitution bi ñun ànduñu ci nii lañ bëgg ñu doxalee ko réew mi ñu daal di koy jël taxañ ko ñoom intermédiaire yi de la force doon wax taxañ ko ba mu baax ñu dugal ci tiroir ya sànni ko pare nañ ku def loolu ñoom intermédiaire yi waa réew mi ñoo bëggut waaye intermédiaire yi bëgg nañ ñoo kilifa ci tubaab ya te ñoom ñooy exercer par la pression sur les dirigeants ñoo nekk fële ca kaw di jëfandikoo seen pression ci sunu kaw njiit yi qui ne sont que des marionnettes ñi de la ko sart bi bindee qui ne sont que nos marionnettes. li ma gën a metti ci article bi su ma ko liiree man baat boobu def waaw marionnette waaw parce que boo xoolee njàng mi Bamba njàng meeg boppam ak yar bi marionnettisation la en réalité moo taxoon ñu ne suñ leen bàyyee ci ñun la ñuy bokk ci wàllu éducation ñun seeni maam yi tubaab fii ngay déggee nag marionnettisation moo tax ñu ne ñoom qui ne sont que nos marionnettes te nag aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice amul benn organe bu mën a taxaw tiers-monde ne ñoom dañuy jëlaat mbir yi ci seen bopp jéem ko doxalal seen bopp amul nan xool nañ delluwaat ci histoire lii rek ba lañ ko jàll danaa ci wax tuuti sëñ Bamba mooy gis nga tubaab yi teguñu ñu fenn ci lu wér li moom ku ko liir moom wax dëgg yàlla di nga xam ni teguñu ñu fenn ku yorul seen làmmiñ waag seen race bokku ca teguñu la fenn te bokk na ci li koy wane mooy ndeysaan fii ci Afrique gisoon nañ fi lenn ci ay xale yoo xam ne dañ doon bañ mën na ñëw tudd fii ki njëkk a bañ mooy Lumumba fële ca Congo belge waaw 1961 te kat lam doon bañ Bamba wax dëgg yàlla lu ñëpp war a bañ la ndax dafa gis ne tubaab yi ni ñuy jëlee sunu koom-koom yi di yóbbu ëpp na ni ñuy jëflanteeg ñun jëflante wuñ nawleeg nawle ñu ne kon nag moom Lumumba moo wax de yéen ñi nga xam ne yéen a bàyyi ko woon fële ca Belgique ñëw ca Belgique ñëw ñëw leen ngeen traité ñu d'égal à égal maanaam ñëw leen jëflanteeg ñun jëflanteem nawleeg nawle ci wolof mooy gañaa gañaa goog nga wax
dañoo bëgg ngeen jàppee ñu comme un pays souverain ñun waa Congo lii rek la wax kat ñu ne ko nag bàkkaar juddu na mën nañ wax ne moom mii di Lumumba mooy premier africain boo xam ne njëkk naa taxaw ci kanam ñii nga xam ne ñooy assassin yi nekk fële ca tugal tuddee seen bopp le gouvernement du monde moom lay tuddee la gouvernance mondiale wala le nouvel ordre mondial moo njëkk a taxaw di africain ne leen jàppee leen ñu seeni nawle xam nga fu ñu mujj ak moom de xam nga ko dëgg la bundu xataal tëj dóor ba mujj tàngal ay bërigo yoo xam ne nee nañ matière bañ ci defoon bokk na ca goudron sóob ko ca biir lu tax ngay jéem a taxaw ci suñ kanam ñun ñi di seeni kilifa naan ñu dañoo bëgg ngeen jëflanteeg ñun d'égal à égal ñii lañ lay def say morom xamee ci li xew moo tax fi mu ne nii gis nga suñu gouvernement yi nga xam ne ñooy suñu dirigeant ñoom ñu tuddee leen seeni marionnette dañuy fàttaliku toujours ndeysaan jëmm ju màgg ji effectivement waaw ak fa mujjoo nag nañ ko def waaye imaam ñun li ñu jaaxal sax ci loolu mooy maanaam jëf yu ñaaw yi suñ koy def ñun suñuy doomu réew waaw maanaam ani seeni naataango maanaam seeni africain yi waaw ñooy marionnette yi ñu la wax kii dafa bëggoon a génn ci cadre bi yow ñu ngi tudde noonu mooy ñii ñu marionnettisé d'accord ñoom ña nga bokk ca milieu européen ya ana Senghor Senghor du mooy jiite woon fii ci Sénégal bokkoon ci suñu milieu indigène bi mu paree fu mu dem France dellu war na ca milieu européen Wade mi daf fiy gana si rek léegi léegi mu Diouf fi demaat ana Abdou Diouf ñibbi na non imam Abdou Diouf moom mën nañ comprendre mais dafa mel ni Ablaye Wade moom dafa mel ni fii la dëkk de Sénégal la dëkk de imam kontal weer ya muy def Europe ak yi muy def Sénégal rek ni doy na waar sëñ Bamba wallaay ndeysaan te li gën a yéeme biñ koy def lii nee nañu CIA muy Central Intelligence Agency moom la ñuy wax CIA malheureusement et ci intermédiaire Amérique mën nañ wax ne ñoom ñoo manigancé ordonné l'arrestation ci jàmbaar ji mu ñoo joxe ndigal ne nañ ko téye ndax kii sunu gouvernance mondiale la ñu yàq te Amérique googu la ñu tuddee ne tey mooy mbootum démocratie moo tax gis nga Bamba article bi dañ ko war a xoolaat buñ ko xoolaatee dëgg xool dund bi danañ xam ne ñun demaguñ fenn bala maa dee ñuy tëgg ay fête de l'indépendance ñun 4 avril ñeneen feneen ñeneen neneen gis nga Afrique surtout Sénégal gii amaguñu indépendance ana Kwame Nkrumah foofu lañ ko jaarale ana num tuddati ki nekkoon Burkina Faso Thomas Sankara foofu lañ ko jaarale ana Muammar Kadhafi mi fi nekkoon naan dafa bëgg a libéré waat Afrique ñu am seen monnaie bopp foofu lañ ko jaarale bakkaar ba yëpp mooy lan lu tax muy wax naan Afrique dafa war a moom boppam Afrique dafa war a am lu ñuy tuddee États-Unis d'Afrique comme États-Unis d'Amérique fii lañ ko jaarale moo tax nag gis nga seule solution pour bala ñoo jeexal kii bi mooy yéen ñii di gune yi ngeen xam ne Afrique seen réew amagul indépendance yéen xam ne lii article 3 wax muy saaru ñetteel wi ca seen téere ba muy la charte de l'impérialisme wax moo fi nekk de lenn képp nag muy solution bi muy lan dëddu leen seen intérêt personnel yii dëddu leen bëgg palto dëddu leen bëgg palte
palto yeeg palte yi na ngeen ko teg nële booloo nekk benn bloc yàlla ubbil na leen fi mu ne ci jamono yi xéewal gu rëy gii ngeen yor ñoom kuruma amuñ ko woon ñoom lumumba amuñ ko woon muy lan mën a toog ci digg àll ba tey ci tool bi mën a communiquer ak adduna booba boo nekkee ab révolutionnaire téye nañ sa làmmiñ sa message dootu jàll poste rek fi nekkoon wala rajo beeg télévision bi benn rajo benn télévision kon yàlla ubbil na leen bunt jóg leen ngeen yeewu te yeete te bàyyi xëccoo bii ak bëgg postu yii libéré Afrique dong na nekk seen yitte yàlla nañu yàlla dimbale ci loolu jërëjëf macha allah imam mu mel ni yaa ngi koy tudd léegi wax dëgg yàlla dafa mel ni képp ku jug rek maanaam ngir wax ni maanaam Afrique dafa war a moom boppam mu mel ni maanaam yow foofu la sa problème yi di tàmbali déli la crime la waaye imam xam naa balaa ñuy jeexal sax daanaka ñu ngi ñëw si njeextalu waxtu bi waaye imam xam naa ni ñun fii ci suñu njiitu réew bi nga xam ne moom moo fi nekk muy le président Macky Sall moom dafa mel ni wax dëgg yàlla dafa mel ni bokkul si ñi ñu war a tuddee marionnette ndax moom bërki démb rek jël na lu toll ci 43 milliards ngir dimbale ko ay njiitu réewam kii moom dafa mel ni xam naa ni moom bëgg na waa ñoñam waaw maa ngi dégg 43 milliards yi de waaye man mii toog ak yow sëñ Bamba 43 milliards su ma ko yoroon du ma ko jël di ko séddale ay famille yoo xam ne dañ ne mënuñu seen bopp 43 milliards su ma ko yoroon suñu 45 départements yi fenn fu ci nekk danaa fa tabax benn projet de développement boo xam ne bala ñoo def 3 ans mu yor tund wa 43 milliards yi képp kon su fekkente ne joxee gut ko séddalee gut ko waaye nag na seet nit ñu honnête mu teg ko ci seen loxo loolu mooy tegtale bu réewam su fekkee nag da koo jël séddale mooy yaa ma neex mën na ñu bëri mën na ñaaw njort ne mbaa campagne jiwu ko effectivement imam mu mel ni li nga wax ni loolu la ñu bëri wax maanaam lu toll ni 43 milliards wax dëgg yàlla maanaam mënoon na suqali tey li nga xam ne moom mooy Sénégal ci yoon dëgg yàlla ci yoon ndax 43 milliards du ay caaxaan bu fekkonte ne amoon na vraiment projet yoo xam ne ni ñu ngi fi taxaw maanaam réew mi mën na jógee foofu suqali ma fàttali la foofu ne la defar nañ fii benn plan de développement local effectivement tegoon ko ci loxol gouverneur Amadou Sy mu ngi ñuy dégg soxna Mariama Sarr bi nekkoon fi maire dem nañ ba teg ko ci loxol adjoint bi santoon Diallo docteur Diallo mu ngi ñuy dégg noonu leen ñun lenn rek lañ bëgg mooy joxe échantillon na gouvernement bi débloqué 600 millions képp ñu wan leen faisabilité projet bi di plan de développement local bi ba tey ji sànni ñu ngi ko sànni fële moo tax man gëw ma ne 43 milliards yooyu pour askan wi la macha allah ci askan wi lay demaat nag waaye poos yi muy dem mën na ñoo doon poos yoo xam ne dañuy liggéeyal benn parti macha allah waaw man de jàpp naa loolu alhamdulilah salaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa rahmatullah mbokku téléspectateurs yi lii lañ leen indiloon suñu épisode bi nga xam ni moom mooy 3e épisode di coïncider wax dëgg yàlla ak 3e article bi al imam defal ñu si ay jàngat yoo xam ni yu pertinent la te jàpp nañ ni jàngat yi buñ ko jàppee gis ko jël ko dinañ gën a comprendre effectivement maanaam lii nga xam ni moom lañ nekk nii di dund kon xam naa dañuy ñaan suñu borom lañ ko daan ñaan lépp li nga xam ne nii wax nañ ko fi mu nekk lu jur njëriñ te lenn rek mooy objectif bi muy maanaam yee nit yi fexe ba ñu comprendre xëy na lépp li nga xam ne ni moom la ñuy nekk di dund lan mooy cause bi ak lan moo ko waral alhamdulilah al imam joxe na ay solution ñu koy ñaanal suñu borom yàlla sàmm ko te lépp li nga xam ne ni wax nañ ko fi mu nekk loo xam ne wéy leen di abonné ci suñu chaîne bi di Fafa TV ngir ngeen mën a jot suñuy vidéo yu bees yi